daaru Sénégal yooyu ñu teg loxo ku ci wax nanga ci wax loo xam loo xam ne du tax mu mën a indi benn lorange ci way takk der yooyee nga xam ne dañu leen këf jamono ji tembe ndax képp ku ci wax lu leen mën a indil ak lorange te mu doon lu sensible loo xamul mun na sabab ay daan ci sa kaw dankaa fukk ministre bi wax lu jëm ci wàllu armée bi ci Sénégal. élection locale yi ci campement Ngexoox Ahmed Diallo njiital coalition gox yu bees di wax njuumte goo xam ni ak tayef la bàyyi ko ci sous-préfet ba ndax liste proportionnelle am tur ya ca nekk ca Benno Bokk Yaakaar ñoo nekk ca listam mu njuumte ak tayef gu daanaka ci ngoon gi nit ñi àndoon ak maire ba def profité bu doy waar ngir yàqal ko ay votam ndaxuñu sax nag def recours ngir kat annulé yooyu lay résultat sport niñ ci ànd ak Baymante Mboup yéen kay lañ koy ndax képp ak Mantoulaye ci bu ndoye Faram Fàcce gi ak Mambay Ndiaye. kon Yacine. comme xamuñu ndax trafic am na wala. non amul xam naa peut-être embouteillage danañ dugg ci kanam bu xaaj bi def tës. ayca kon nag dañu lay bàyyi nga dem naa ni café. ok ma dem ñu ànd ak Birahim Diadji Touré ak nag le député du peuple El Hadji Mouhamadou Mansour Diop ñu doon waxtaan wi ni mu ko waxee ci li gën a fës ci xibaar yi mu di bataaxal ba nga xam ne jëriñ ñu dénk wàllum l'armée bi daf koo génne di daan xaafu jëm ci négociation wala nag jéego yi nga xam ne ñu ngi koy def ba mën a nag jëlaat juróom-ñeent si militaire sénégalais yooyu nga xam ne nee nañu MFDC bu Salif Sadio moom moo leen teg loxo nee nañu mboolem xibaar buñ si manti am na yem si ñoom takk der yi waaye nag keneen ku ko génne bie boo ñu xam ne yoon dana dal ci kaw bokk na ca article 60 bi waaye it article 64 bi nee nañu nag document bu si nit maanaam bie boo na nga ko dëxëñ ndax mën naa gàllankoor liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy sumb ma mën a tegaat loxo sunu juróom-ñeenti takkadeer yooye nga xam ne nee nañu MFDC bu Salif Sadio moom moo leen téye kon nag ngalawaay dañ ci ministre bi di Sidiki Kaba bu forces armées moom moo ko xamle dëxëñ ko si ab bataaxal di dànxaafu secret la le député du peuple Birahim Diadji Touré nee nañu xibaar yi am na xibaar yi nga xam ne mënees nañu ko génne waaye lii nag nga xam ne mën na gàllankoor démarche yi nga xam ne ñu ngi koy def ngir mën a jëlaat ci suñuy takk der loolee bu ko kenn génne. waaw parce que le ministre des forces armées dafa fàttali loo xamee ni dafa mel ni ñuy kuy dànqaafu surtout la presse de manière générale réseaux sociaux yi parce que Mambay depuis hier par exemple gannaaw xibaar boobu nga xam ne tukkee na ci affaire suñu doom yooyu nga xamee ne ay takk der lañu ay militaires yu ñu téye te ñu njort ni waa MFDC ñoo ko def mu am ay xibaar yoo xam ne ñu ngi koy commencé di partager sax boo xoolee ba muy jaar sax ci réseaux sociaux yi mais dafa am lu ñu wooyee une responsabilité boo xam ne mu ngi nekk ci kaw muy taskatu xibaar muy citoyen de manière générale parce que il s'agit surtout mën a sauvegarder intégrité physique bu ay nit ñoo xam ne ay soldats lañu nekk jamono ji lu ñu koy wooyee ci loxoy ennemi ndax waa MFDC loolu lañ leen jàppee am na ay vidéos yuy circuler actuellement mais li tax ministère bi teel a génne dànqaafu génne communiqué boobu nga xamee ni dafay fàttali li nga xam ne moom mooy ci wàllug kon ministère des forces armées li nga xam ne moom moo jëm ci wàllug gestion wu sécurité ak défense c'est juste pour justement bañ a muy am fu muy àgg boo xam ne mën na indi jafe-jafe xam nga ñu ngi fàttaliku ba ñu fiy tëj Sud FM parce que dañoo dem def benn interview ak Salif Sadio ci at xamatuma ban année la woon ba ñu dem tëj Sud FM am ñu jël sax yóbbu leen tout simplement parce que mbirum défense la woon ak intégrité territoriale bii nag moo xaw a gën a sensible ndax am na ñun ay xibaar yuñ ci am yoo xamee ni mënuñu ko divulguer comme ça ndax mën na indil gàllankoor suñu ndaw ñi nga xamee ne ñoom ñoo ngi fa suñu ay militaire te ñu xam kan moo leen téye ba ñëw na ba ci ñoom sax waxtaan ak ñoom ñu am yooyu la xibaar mais du loo xamee ni mën nga ko génne noonu sur la place publique parce que mën na indi benn conséquence boo xam ne peut-être fu muy àgg yow ba ngay joxe xibaar yi xalaatoo ko maintenant nag il faut faire ce qu'on appelle la dichotomie entre la gestion de la sécurité et surtout suñuy frontière ak sécurité wu suñuy nit ak droit à l'information est-ce que le droit
de donner une information ou le droit à l'information war na le pousse ba nga àgg ci loo xamee ni gàllankoor yi après wala conséquences yi buy am yow doo ko fekkee te du ñëw di dal ci sa kaw directement donc dànqaafu la bu ministère des forces armées def je suis très d'accord également ci loolu ñu def maintenant il faut que nit ñi dañ naan il faut que les gens sachent raison garder ce n'est pas tout qu'on dit toute vérité n'est pas bonne à dire li ñuy wax am na yoo xam ne da nga koy noppee bàyyi leen ba ñu liggéey seen liggéey boobu parce que amoon na fi ay prises d'otages yoo xam ne ay militaires lañ fi jàppoon je pense c'était vers 2011 toog nañu 1 an ci loxoy seeni ravisseurs yoo xam ne waa MFDC lañu woon mais dañu seet duñu ko négocier ak communauté catholique bu San Egidio dem nañ fa sax ba ci ay Rome ak yooyu pour waxtaane ko ba nga xamee ni après bàyyi nañ leen ñu dellu seeni njaboot te il n'y a pas eu de conséquences directes c'est une crise qui date de très longtemps peut-être tey dafa amaat benn xeetu bu regain de tension bu ci ñëw nañu wóolu suñu armée ak suñuy autorité ci wàllu boobu te peut-être bañ a joxe yenn ci ay xibaar yi. voilà juróom-ñeent suñuy takkadeer la ñu wax ne la ñu téyendi waa MFDC bu Salif Sadio coowal Casamance bi teguwaat ci taabul ji mu mel ni kon xeex ko dana jafe. waaw respecté dogal bi ministre bi wax rek c'est vrai que dafa sensible. man premier jour bi loolu laa waxoon dafa sensible laal diplomatie tuuti parce que ay soldats yi nekkoon ci mission yi CEDEAO lañ en même temps di sàmm àllu Casamance bi donc sensible na ba tax na boo koy traité non seulement. Gouvernement bi armée bi faaw nga bàyyi leen ci xel mbokk ñi ñuy teg loxo faaw nga bàyyi leen ci xel ci façon boo xamante ni bii xëy na amagul ko ci tuumaal ak koo ci dul tuumaal parce que risque yi ci nekk ci ëllëgu dund yooyu lay soldat dafa sensible c'est vraiment sensible donc man dama valider communiqué bi bàyyeekoo ci gouvernement bi parce que ñañu teg loxo tax tey ci di wax bi daf ci am solo au moins ñun ñëpp ngir ñu mën a participer ci luy sauver seen dund quand même. voilà ñu wàllu jëmale ci leneen lu soxal bi la jotaay xibaar wàllu politique lay doon ak tendance ak coow yi ñu ne meeku ci génneem résultat yi coalition gox yu bees foofee sa Mbour nga xam ne Ahmed Diallo moom moo ko dirigé nee na liy xeeñ nag fraude la waa coalition bi ñoom nag kañay joxoñ baaram du kenn ku dul sous préfet bu Sindia ndax nee na jour ba ñuy voté bëri na ci ay rëq-rëq wala gàllankoor yu nga xam ne ni am na sa waaye daf caa tëj bëtam nangu ca wax Ahmed Diallo ay kàddoom ak Alioune Badara Sonko. dañaa gis ne jour élection bi préfet dafa def erreur wala dafa bokk ci li ñu mën a tuddee scandale wala trucage wala sabotage wala complot loolu la ñu bëgg a wax mu leer. jour élection jot ñu ñëw ci centre bi gis lu doy waar mooy. su ngeen xoolee liste waa APR mooy liste ñoom Pape Diouf c'est liste proportionnelle ku ko xool mais xam nga na lañ def dañ jël suñu liste yi génnee suñuy nit bind waa APR yi mandataires yi ñu doon représenté gis nañ ko consigné nañ ko ci PV yi te loolu noonu ñu ngi siy def liggéey bu nga xamante ne yoon may nañ leen ko. leneen la ñuy waxtaane moo di foofee sa département bu Mbacké mu mel ni Serigne Fallou Mbacké bu Yewwi Askan Wi la askan wi tànn tegaat ko ca bopp ba coxal na commune ba bulletin blanc ci boppam moom moo ëpp liste Benno Bokk Yaakaar kon nag maire bu Touba dafa lajj ma ne sañu ko jàppee noonu ci kanamu askan wi na nu ko gisee moom Serigne Fallou Mbacké la muy sàkku moo di moom maire ba ci boppam mu tekki ndombal tànkam parce que nu bëgguñu ko ñu teewlu ay kàddoom ak Abdoulaye Diagne Ousmane Diouf. depuis 2014 chaque année budget bi nguur gi da koy wàññi muy li ñu jaaxal lool ndax suñu nattaangooy département yi Sénégal Mbacké moo leen ëpp solo ci dayoo bi loolu nag dañuy ñaan nguur gi département bi daal war nañ ko jox dayoom ci wàllu budget loolu ñu ngi ciy interpeller le président de la République et son gouvernement du Fallou Mbacké en tant que président départemental nekk opposant moo ko soxla mais population Touba ak Mbacké ñoo soxla budget boobu pour mën cee doxal seen soxla kon nag loolu bu ñu koy def defuñu ko man xëy na dana ma naqari waaye nañ koy def population Mbacké lañ koy def di interpeller kilifa dëkk bi lépp luñ ci man ñu yokk budget Mbacké ba li ñu séntu ci ñun ci wàllu liggéey man ko def kenn mënut a accepter ñu jox la ay responsabilité jox la nguur jox la alalu réew mi nga di ko dugal feneen.
ñi bawoo Touba dem foofee nga xam ne moo di sa Kaolack commune bu Ndaram Escale waa coalition Gëm sa bopp nee nañu dañu leen fa saboté ndax ci bëtu vote bi seen i bulletin tur ya ñu tànnoon gisuñu si benn yeneen i tur la ñu def si seen i bulletin loolee la ñu ñaawlu te tax bokk na ci li tax seen vote foofee ay gàllankoor am ca ñoom waa coalition Gëm sa bopp Bougane Gueye Dany njiit la nee nañu soo dañuy porter plainte yóbbu mbiri ci yoon ñu ànd see xalun kan Ndramé Escale commune la bu nekk ci département bu Nioro arrondissement bu Wack Ngouna li fa xew nag lu doy war la ci bésu élection bi mu doon jaay doole bi nga xamante ne kenn xamut lu mu doon li xew mooy ci gox bi nga xamante ne grande coalition Gëm sa bopp am na fa doole laata sax élection yi dañoo seetlu ne ci bésu wote bi tête de liste communale bi turam dañ ko daal di effacer ci bulletin de vote grande coalition Gëm sa bopp ñun ñi sax jot nañ ay bulletins yi nga xamante ne bulletin grande coalition Gëm sa bopp la te noonee la demee rax ci dolli li gën a ci doy waar mooy bulletin bi yépp dañoo dindi turu investi coalition bi maanaam daal lépp daal la ñuy daal di effacer remplacer ko ak yeneen i tur muy lu doy waar donte sax loolee amoon na ci bésu wote bi ñi doon wote ñu ngi doon continuer di tànn bulletin de vote grande coalition Gëm sa bopp te loolee li ko firndeel rek mooy yeneen bulletin yi électeurs yi yoroon gannaaw bi ñu génnee ci bureau de vote yi muy jëf ji nga xamante ne daal ñi ko def muy góor wala ay jigéen ñu am daraja rek lañ mën a doon ndax ci kaw li ñu am sañ-sañu imprimer ay bulletin de vote yi nga xamante ne mën nañ ko soppi te kenn du ko yëg gannaaw loolu nag ñi jëf-jëf joojee bi ñu seetloo ne vote bi mu ngi wéy ci mujjantal ga dañoo daal di jël bulletin de vote yooyu le di ko won ñi woteegul ba si sax ci yeneen centre de vote ngir ne leen daal ki ngeen di woteel turam sax nekkut ci liste bi gannaaw ga sax loolu moo tax ñi doon wote daal di découragé bàyyi rang bi ñu doon def ci buntu bureau de vote yi sous-préfet gox bi yëg na ko ci kàddu ñi ngànk nag coalition Gëm sa bopp foofule waaye moom yëngatuwul sax li am ba des rek mooy gannaaw bi seetlu boobule amee ñi ngànk grande coalition Gëm sa bopp nee nañ danañ jël mbir mi lee yóbbu ko ci yoon ngir daal ñu jubbanti erreur bi nga xamante ne li mu gën a nuru moo di càccub élection. sàccum élection yooyee ñu bëri ñu ngi koy ruumandaat El Hadj le député du peuple ndax nag nee na ñu résultat yi ni mu yéexee nii am na si ay pexe yu ñuy nas ndax ñu ngay njort ne am na ci ay vote yu nga xam ne ci ay bureau soo may dañu koy niilal te loolee nag mën na dooleel ñenn ñu nga xam ne ni jàppoon nañu ne gañe nañu leen ba noppi. dafa ridicule bu ñu demee ba am ñenn ñu njort ni dañuy tripatrier wala ñuy bëgg a jalgati choix au peuple bu Sénégal parce que élection dafa sacré. nit ki bu ñu tànnee ba noppi le fait ñu am doute rek ci ni am na kuy def pexeem sàcc ko wala luubal ko rek loolu moo ñaaw mu ruslu quoi beneen bi ci des mooy li arrivé coalition Gëm sa bopp ca quartier Ndorong Kaolack moo arrivé Ahmed Diallo Ngexoox da ngay ñëw sa liste proportionnelle nga def ci say tur tête de liste Mame Mbaye Ndiaye Ibrahima Touré Mansour Diop Bàcci Ndiaye Abdou Sy ñu jël liste proportionnelle bu coalition Gëm sa bopp remplir ko yow ci sa liste bopp yow say nit yi waroon a figuré ci liste bi kenn xamu leen kenn gisu leen ki ngay jàkkaarloo ci géew bi la ñu jël liste proportionnelle def ko ci ñaari liste ci ñaari bulletin boobu moom yëpp yu nekk ci bureau bi ak sa ay bulletins yi nekk ci bureau bi comme Ahmed Diallo ni mu ko dénoncé ñu teel ko alerté ci sous-préfecture bi waroon nañu am solution mais ñi ngay jàkkaarloo dañ ci profité ni léegi ñun coalisé nañu ak diw gis nga suñu liste proportionnelle moo nekk en même temps ci yéen dafa collaborer ak ñun di liggéey di leen kën nëbb dem voter nga dem. mais loolu bu ñu ko defee ba noppi sous-préfet bi ni tekk defu ci benn réaction waxu ci indiwu ci benn jubbanti bu mën a benn communication bu mën a dal xelu askan wi mais tooñ googu loolu dañ ko war a annuler parce que loolu du yoon man sama liste la waru ñoo jël nit yi nekk ci sa liste yow defaat ko en même temps ci sama bos de fait que kon tey liste Ahmed Diallo bu gañe woon Ngexoox mais du xam ay conseil am ba dafay ñàkk proportionnel par exemple tey moom bu amee fekkee day am benn conseil wala ñaari conseil ñu ngi jóge ci liste proportionnelle la ñuy jógee mais ñooñu am nañu seen i tur figuré wul ci bulletin de vote bi loolu njuumte la goo xam ne administration territoriale ci ñoom ñoo ko def léegi bu demee noonu nag war na indi ay explication dénoncé ko alors mu arrivé Ngexoox arrivé ak waa Gëm sa bopp ci quartier Ndorong ñu naan déet ñuy jéem a xool nu ñu tripatrier yenn ci ay voix choix au peuple bu Sénégal c'est-à-dire loolu gàcce la et il est grand temps ñu xam ni askan wi bañee woon
ba folli leen ci ay carte noonu la askan wi bañee kenn du jël seen ay kàddu di ko fooye ci loo xamante ne bi jaaduwul gis nga yenn saa yi nga gis ku fipp par exemple yëngalu bërki démb ak démb Benno Bokk Yaakaar ci Rufisque ñu ngi commencé wéer seen ay ngànnaay xam nañu tel n'est pas le cas waa Thiès ñu ngi commencé wéer seen ay ngànnaay gis nga beneen décompte bi amaat bi tey Pape Demba bi tey Kaolack amuloon sax ku koy jéem a critiquer ak di ko contesté mais am na quotidien bu bind tey ni après décompte yi ñu amaat dañu ko baat dëgg la wala du dëgg mais dafay wane juste ni waa Benno Bokk Yaakaar fépp fu ñu xëccoo amuñu fa ndam fa ñu am ndam duñu ko xëccoo ndam dafay leer donc nañu bàyyi pouvoir la nekk damay jéem a xëpp suuf ci boolu kii nii pëndal parce que xaw naa jigee collectivité kii bi autorité administration bi xaw naa leen jigee donc il faut ma toj ci kaani en attendant ba xaw leen a tiitloo bu ñu xofee reculer quoi loolu mooy yëfi caaxaan Sénégal yi du ñu nangu benn yoon ñu jalgati seen ay choix ngoog seen ay choix Birahim ndax yi ñu nemmeeku nuy rumeur yi ñu jot nii est-ce que ëllëg résultat yi bu génnee du bëri ñu nga xam ne ni seen loxo dina daar gémmiñ waaw ben xam nga dafa am ci processus électoral gannaaw élection yi li ñu woowee proclamation des résultats mu am ay kuréel yoo xam ne dañ leen ko dénk mais ci kuréel yooyu ñu leen dénk kii nga xam ne moom mooy kii doon sàkku lenn ci collectivité territoriales yi dafa am tamit lu ñu woowee ay voies de recours ni maanaam kon boo xoolee tribunaux yi départementaux yi ñoo génne li nga xam ne moom mooy résultat provisoire yi mais am na ay étapes boo xam ne dina dem ba ci résultat définitif yi nga xam ne ñi nga xam ne ñoo yooyu ay cour d'appel ak conseil constitutionnel ñi gën a kawe ñoom ñooy génne ne ni proclamation résultat définitif yi mais yow définitif yi waaye ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci yooyu la situation dañ leen may ci wàllug yoon ay recours ni maanaam kon ban d'accorduma ci décompte bi mën nañ ko compter waat parce que am na fuñ ci juum loolee yëpp nag ñi nga xam ne ñoom ñooy les candidats fa ñu nekkoon ak seen i plénipotentiaire ak ñoom seen i PV yi nga xam ne ni jot nañu ko am nañu ko te ñoom ñëpp ñu bokk même PV yi ñoom ñooy mën a dugal yooyu les recours je pense que comme ñu ngi ci processus bi ku ci nekk nag mbirum politique la di nga teel a yuuxu ne ni attention dañu bëgg a foqati sama victoire mais comme li Mansour wax muy opposition muy pouvoir ku ñëw taxaw ne ni dañoo bëgg a foqati sama victoire c'est parce que sa victoire leerul à 100% mais lu leer à 100% ñi seen victoire leer seen i opposant wala ñi ñu doon seen i challenger wala ñi nga xam ne ñoom la ñu foqati ci ñoom seen i mairie ñoom dañoo teel a yónnee bataaxal pour féliciter ki ñu fal on l'a vu dans plusieurs localités maintenant nag il faut aller vers les recours te ñu peut-être mën a may yoon mu def liggéeyam ci wàllu woowu. leneen la ñuy waxtaanee moo di jongante googu xaan yi ba léegi dimanche bi ñu génnee la ñu voté ba noppi gannaaw résultat yi ñu jotandi maanaam tendance yi dañoo gis ne Benno Bokk Yaakaar fu si bëri dañ leen dóor ani lu waral loolu tontu li ak Léopold Tamba. élection locale yu dibéer bi weesu daanaka yëngal na réew mi lii tukkee ci bañ gàcce gi daa mel na ni ab yëgoo bu jublu ci njiitu réew mi ñàkkut ni Macky Sall am na ci ab jàngat ci mbir gu ni mel ndax mbetteel ci lii bàyyeekoo ci wote gi ci yile élection jéem na ci lu ne ci ay pexe ak i xalaat ngir jël ndab li ci wote gi ndax opposition bi ko wër ndomb nga xam day jéem naa boole ñi fare ci parti bi doon benn say di xàccandoo di dóorandoo waaye taxut loolu antu xëccoo bi liste parallèle yi jur noonu ngir gën a nag dooleel parti bi moom Macky Sall tànn na ci ñi mu yaakaar ndax seeni taxawaay fu ñu dëkk wala soqeekoo yaakaar ni daa ci jël ndam muy Idrissa Seck ca Thiès Aminata Assome Diatta Diouf Sarr ak ñeneen daanaka dañoo lajj bu métti lu kenn xaarutoon ca wet ga nag Yewwi Askan Wi di bàkku ni moom moo fexe ba tëbal ki nga xam ne ni moo di Macky Sall ci bopp ay mairie yu bëree bëri ñàkkutit ni liste parallèle yi dooleel yeneen i coalition yi bokk na it ñenn ci ñoo xam ne ni ñu ci bëri yàggaay gi ci boppu mairie bi tax naa ba askan wi dëddu leen. askan wi dafa mel ni am na ñeneen ñu maanaam jox ay nopp waa Benno Bokk Yaakaar wan nañu leen ne kon nag yéen ci boppam na ngeen taxawee dese nañu neex ndax nag président Macky Sall du sanctionné ña nga xam ne ñoo nekkoon ay mbërëm ci gox yeex gox goxaan yi taxaw seetlu wala Sane Balde.
lajjite ci wàllu politique nag doonul lu ñu may benn responsable politique rawatina bu fekkee ni Macky Sall nga àndal moom mi nga xamante ne nag daf ko def règle ci njeexitalu élection bu ñu mënti amal lu ni mel nag kii di Aminata Touré du ko weddi benn yoon mu daal di ñàkkoon poste premier ministre am ci 2014 gannaaw bu mu lajjee ci jongante gox-goxaat yi ci diwaanu Grand Yoff ana lan la ñuy xaarandi tey ci Abdoulaye Diouf Sarr ak ay ñooñam mi nga xamee ni lajji nañu ci dimanche bi ñu génn gis-gis ak doxalinu président mi nga xamante nag ndam ci wàllu politique moom la gën a sopp ci tànneefam ci ñi nga xamante ni moom la fas yéene liggéeyal bëgg nii tey ñu daal di tekki seeni ndombol tànk donte sax ci ñoom ñooñi am na ñu nga xamante ni nag ràññee nañ ci seen xarañte ci poste de responsabilité yooyu ñu leen dénk lu weesu jëm Abdoulaye Diouf Sarr mën nañu ci ràññeet kii di Aboubacar Sadikh Bèye nekk directeur bu port waaye Cheikh Ba bu CDC kon noonu kii di Moussa Sy di PCA port ñoom ñooñi nag niki tey doon ay kàngam yi nga xamante ni seen dëgër laay ci wàllu politique doon na jamono ji lu dalatul xel ndax daañu am chance wéy di nekk ci poste yi nga xamante ni moom lañ leen dénk nag ci remaniement bi nga xamante ni ñu ngi koy waajal doon laaj bu samp jamono ji. El Hadj ëllëgu Benno Bokk Yaakaar jamono ji gannaaw seen lajjite gi ñu nemmeeku ci élection locale yi. non Benno Bokk Yaakaar durée de vie am lay mu jeex politiquement parce que ñi ci nekkoon te amatu ci confiance ba tax ci local yi ñu dugal seen caution ngir permettre seen ay militants ñu dem seen bannière bopp parce que xam nañu ñi ñu bokkaloon ci yooyu les localités ñi bokk APR du ñu nangu cette fois-ci ñu bokk parti socialiste wala ñu bokk AFP continuer diriger seen liste locale donc loolu benn buntu la buy wane ni bëñ bu yàng la ci biir Benno Bokk Yaakaar beneen bi ci des yeneen ñi ñuy wax ay grand parti wala grand coalition yu ñëw dugg si te seen tànk dammul tàllaluwul comme parti Rewmi ci biir coalition Benno Bokk Yaakaar est-ce que dañu ci considérer wala déet de toute façon ci bannière boobu la demee woon ci élection locale yi ñetteel bi mooy après élection locale yi élection législative yi di ñëw est-ce que PS dafay continuer garder bannière am permettre waa ay militants am ñu dem ci élection locale yi wala ndax dafay dem même ni mu demee woon ci benn liste ci élection locale yi loolu yëpp ay question la yoo xam ni boo xoolee da ngay gis ni coalition bi durée de vie am lee mu jeex parce que li ciy judduwaat tey ñaata liste ñoo gagné ci ay localités yoo xam ni demeewuñu ak bannière Benno Bokk Yaakaar donte woon ni ci APR la ñu bokk comme ay ñoom Mame Boye Diao comme ñeneen ak ñeneen yoo xam ni ci Benno Bokk Yaakaar Mamour Diallo donte dafa perte demeewul woon ak liste Benno Bokk Yaakaar te ci biir APR la nekk loolu lépp day wane ni ku nekk nga xalaat sa ëllëg ci wàllu politique boo loolu weesoo parti yu composé Benno Bokk Yaakaar am na ci yoo xam ne fi mu nekk nii defatuñu poids boobu boo xoolee AFP la fa génn ci ay mbooloo pàcc gi des ci biir parti socialiste ci biir Benno Bokk Yaakaar defatul poids par rapport ak Khalifa Sall mi nekk parti socialiste ba noppi bokkul Benno Bokk Yaakaar poids bi mu def ci élection locale yi beneen parti PS bi des ci Benno Bokk Yaakaar defatul poids boobu est-ce que ànd na boobu war naa mën a doon luy continuer question la boo xamante ni boo amee seetlu da ngay xam ni ak nouvelle ère bu bees bi nga xam ni feeñ na ci wàllu politique nomination yu bees yi wala poste électif yi ci élection locale yi ñu weesu dafa mel ni Sénégal yi beneen façon politique la ñu xam donte woon ni nag PS mu ngi continuer di samp ay tànkam moom ci propre partem moom mais quant à coalition Benno Bokk Yaakaar ëllëgëm nekkatul lu dal xel parce que li leen boole woon dafa mel ni dafa obsolète. waa Benno Bokk Yaakaar Yewwi Askan Wi ak élection yi nga xam ne moom la ñu dëgmal di législative ëllëg bu ñu demee ak percée bi bu continuer mën nañ jàpp ne Yewwi Askan mën a dem ba am majorité sa assemblée nationale cohabitation bi gis nga ne lu mën a nekk la. mën na nekk parce que il faut jamais dire jamais en politique mais ce qui est sûr mooy Benno Bokk Yaakaar Macky Sall ak son groupe dañ def le maximum pour. renverser la tendance su ñu waxee renverser la tendance xam nga ñu ngi koy wax je pense ba ki dem yi def seen conférence de presse bu dee da nga ko xool ci côté wu collectivité territoriale yu ñu remporté dañ naan ni Benno Bokk Yaakaar bu doon ay élections législatives ci li ñu jot ci ay résultats peut-être dañuy nekk P bu doon présidentielle wala leen ñu ne ni ñoom ñooy jiitu mais attention fa ñu jiitu ci yeneen i collectivité ci 45 départements yi ñu ne la ñoo jël 34 yi xawma 35 yi mais ñi nga ñàkk ju am solo lañu
parce que boo ñàkkee ville u Dakar ñëw ñàkk ñu ne la Rufisque est-ce que yaa ko moom wala moomoo ko ñuy poser question Thiès nga ñàkk ko ñu ne la Ziguinchor moomoo ko ba ci tey sànq yaa ngi junju ci lu soxal mbir Touba Mbacké ñu ne la moomoo ko waxaat nañu ni ba ci Kaolack boobu moomoo ko ça veut dire que yenn grande villes yi moomoo leen mais grande villes yooyu ñoo ëpp électorat tey Dakar rek presque 1,8 million électeurs la ci en tout cas fichier bi ñu mujj yore sur les 6 millions d'électeurs donc mënoo ñëw wax ne man maa jiitu parce que maa ëppale ci ay conseils départementaux maa ëppale ci ay municipalités wala collectivités territoriales di occulter réalité bi nga xam ne sur le terrain dafa am benn xeetu mbéj buñ la mbéj wala ni fii ak fii nga jàppoon ni peut-être yaa fa am doole ba dugal fa say ministre say député say directeur say PCA ñu gañe la foofu mais il faut savoir aussi ni perte naa ci yenn bërëb yi nan laay war a def ba dellu siwaat ci lu jëm ci élection législative mais da ngay dem naan da ngay bëgg a dellu siwaat ci élection législative fa nga pertoon mais jàppal na ña tax ba nga perte ci yooyu la gox ñoom ils vont se battre également pour gën a asseoir li nga xam ne moom mooy seen assise sur le plan électoral pour jëm ci élection législative yi parce que tey day leer di Yewwi Askan Wi fera le maximum pour am le maximum de députés ci assemblée nationale ci élection législative yu ñu jëm gëm sa bopp ñu ngi wax par rapport ak percée bi nga xam ne def na ko ci mouvement bu bees mais ils vont se dire je vais tout faire pour am ne serait-ce que benn ñaar ñetti député assemblée nationale ñeneen ñi fi nekkoon tamit nekk opposition ils vont tout faire pour mën a taxaw ci assemblée nationale c'est une bataille sur le plan politique électoraliste sax laa ko mën a waxee te ñoom ku ci nekk pare nañu ci élection territoriales yi coole bari mais ku ci nekk ci ñoom yaa ngi lijjanti actuellement élection législative yi mais on est en démocratie et c'est de très bonne guerre ñu gis ni am na ay xëccoo sur le plan politique pour mën a diriger yenn ci ay institutions rawatina Assemblée nationale mais attention si l'opposition est majoritaire à l'Assemblée nationale ci réew yu mel ni réewum Sénégal cohabitation boobu moom ce sera forcé obligatoire maintenant nag ce qui est sûr c'est que de l'autre côté duñ ko seetaanee noonu. ndax xam ngeen ne kon Khalifa Sall moom na mu tontoo nguur gi moo di Khalifa Sall moom nag mu ngi leen tontoo kon Barthélémy Dias kon leer na ndax nag moom Khalifa Sall si fàttali nguur gee tekki moo fi tekki woon ndombal tànkam jëlee ko sa pencum ndaw réew ma ba noppi it jël maire bi ci ay loxoom tëj ko élection yi mu samp kii di Barthélémy Dias mu jël Ndakaaru ña ko waroon ginnaaw yëpp seen i gox mu fexe ba jëlee leen fa teg fa ab ndawam kon tontoo na leen Barthélémy Dias Ndeye di Mandaw. askanu Dakar waneti seen bopp ci élection 23 janvier yi daal di tabb Barthélémy Dias ci maire bu Dakar mu nekk poulain wu Khalifa Sall nekkoon maire bu Dakar am ay jafe-jafe ak wàllu yoon gannaaw bi ñu ko tudd ci mbirum caisse d'avance victoire Barthélémy Dias bi nag dafa mel ni sax luy nuru ab revanche pour Khalifa Sall mi nga xam ne dañ ko toppee woon rek ni mbirum escroquerie ci loo xamante ne ni alalu ñëpp a ko bokk faux et usage de faux complicité en écriture privée ci bi ñu koy njàpp ci bés yu njëkk ya daanaka ñu ànd ak nag moom nekk ay jegeñaaleem pare woon nañu tekki taabal ji juróomi milliards ngir mu génn waaye loolee sax yoon daf ko mujjee bañ ba tax ñi ànd ak moom di wax ni mbir yi du lenn lu dul mbirum règlement de compte ak complot politique li mu ko mujjee jural rek mooy des ci kaso bi ba noppi nag ñu daal di koy révoquer nekkatul maire nekk noonu itam nekkatul député donte amoon na ab immunité parlementaire Khalifa Sall ànd ak Barthélémy Dias campagne ci élection locale yi ba ñu am ndam ci mairie Dakar dafa nuroog lool ak réhabilitation ci fàttali rek askan woowu nga xamante ne nii ci diggante mairie Dakar bi fi Khalifa Sall nekkee ak état bu central bi anaka ñoom ñoo ci gën a loru ndax amoon na ay projet yu bëri bi ci gën a fës bokk na ci mbirum emprunt obligataire ak yeneen projet yoo xamante ni ba fii tax na day Dakar génnul ci ay embouteillage ak yeneen xeetu jafe-jafe. El Hadj Khalifa Sall ak revanche am bi loolu kenn mënu ko naatable ci élection locale yi. waaw bon revanche appellation boobu la ñuy jël mais man damaa gis ni Khalifa Sall dafa mos a mën a politique. Khalifa Sall bi muy nekk ministre nekk parti socialiste am ay qualité parce que bul fàtte ni maam jamono yi ñuy def Khalifa Sall ministre ci nguuru Abdou Diouf nekk ministre yombul woon mu am xam-xam am jaar-jaar ci wàllu politique am expérience ñu mu ko seqal tey géew bi mu mag leen ci fopp ba noppi tollawaat ak ñoom jamono di percer chaque instant bu fekkee day fayuwante jàpp naa ne du fayuwante Khalifa moo musta suulu ci wàllu politique dafa am benn moment boo xam ni dañu ko singali
ci mbetteel mu def résistance xëy na ci ay lieutenant yu bariwul woon comme Barthélémy Dias comme Bamba Fall ñooñu ñu teel a damm seeni ay laaf politique la mu reculer pour mën a xalaat fan lay tegaat tànkam mais ñoom xam nañu ni ñu amee calcul ci wàllu politique dabuñu Khalifa Sall donc jàpp ma ni fayuwante la mais Khalifa moo musta néew doole fii ci Dakar musu fi néew doole li la koy wan mooy néew na lu nit di nekk ci biir kaso woon nekk député moom dund na ko nekk ci biir kaso bi nekk député après lañ ko soog a xeexaat wàcc ko ci député boobu noonu entre temps bi mu génnee ñàkkul basam ñàkkul ñi mu doon collaborer ci wàllu politique seq ko ak ñeneen ñoo xam ni tolloon nañu ak jamono comme Ousmane Sonko comme Déthié Fall comme Malick Diop comme Aïda Mbodj comme Moustapha Guirassy mais coalition boobu ñi ci nekk ay tête lañ mun nañu am ci wàllu stratégie mais Moustapha Guirassy ministre Déthié Fall député Aïda Mbodj ministre ñaata yoon li ñu am ci xam-xam bu ñu xalaatee tabax benn coalition mais mënoon nañu am sax lu gën a diis lii bu fekkoon am nañu temps bu gën a yàgg tuuti def seen liggéey mais nguur gu ñu jàkkaar loolu bu fekkee am nga xel laa wax de bu la arrogance jàpp ba nga jaxasoo ni nga tiit bu fekkee xam nga wala nga respecté ñoom fi ñu jaar ci wàllu politique est-ce que revanche de ci Dakar jàpp naa ni parti socialiste moom moo ci gagné parce que boo seetee toogaay yi nga xam ne jël na ko comme HLM comme Yoff nga xam ni ñeneen ñu bees ñoo fa nekk ñu ay ndaw lañu ci parti socialiste ñoo xam ne xamuñu leen woon nga gis Gueule Tapée ka fa nekk Abdou Aziz Paye c'est vrai que Khalifa def na calcul bu baax a baax ci wàllu politique loolu nag leçon la ci ñi fi nekk pour ñu gën a mën a nawloo ñuy jàkkaarloo ci wàllu politique xam ni politique du jaay doole du arrogance du fuuy du li nekk ci sa loxo mais teg programme ak tactique boo xam ni di nga xam sa ëllëgu politique parce que ñoom li ñu defoon ci kaw Khalifa njuumte la golalu ci kaw wàllu faywantoo ci comme ni ko jàngkatu politique yu bari waxee ba tax na bon du ma jàpp ni revanche la mais dama jàpp ni Khalifa mun na giim mais musuma jàpp ni xal woowu dafa fay ci wàllu politique ci Sénégal fay Khalifa Sall ci politique yow tamit loolu leneen la. loolu leneen la mooy laaj bi Birahim ñëpp dañ jàpp ne bu fekkee kii doo Omar Gueye dem na retraite ñëpp jàpp nañ ko kii di Ndamal Kajoor Idrissa Seck dem na retraite Moustapha Niass moom waxaalewuñu ko kon nag Khalifa Sall ñi jàppoon ne moom it war na dem retraite fu mu nekk ni war na leen boppam dese na. Pourtant c'est quelqu'un koo xamee ni sur le plan politique. am na vécu. te attention Khalifa Sall boo ngeen ko xoolee nii rek jàpp ni il est quand même entre guillemets assez âgé ndax ñu ci bari tey ci wàllu politique am na ñoo xam ne moo leen ci jiitu bu dee sur le terrain politique mais man dama jàpp ni li ñu naan il a pris une revanche sur l'histoire yemul ci mbirum parti socialiste tey ñaata nit ñoo nekkoon maire ci bannière Khalifa Babacar Sall. ci Sénégal ci Dakar nañ jël exemple muy Parcelles Assainies muy Patte d'Oie ak Banda Diop muy yeneen i gox mel num Alioune Ndoye tey moom moo delluwaat taxawaat fi mu taxawoon en tant que maire sortant Dakar Plateau gañewaat ko Grand Dakar ñu ngi coow naan est-ce que kii moo gañe wala gañewul muy Jean-Baptiste Diouf c'est-à-dire ñu bari ay Cheikh Gueye ñu bari tey Khalifa Sall moo tax wala ci bañeeru Khalifa Sall ak ànd taxawu Sénégal ànd taxawu Dakar ci lañu nekkee maire ñu bari nag ci ñooñu won ko ginnaaw ci diggante bi dem féeteeg Benno Bokk Yaakaar féeteeg nguur gi moom ñu bàyyi ko foofu ñaar wala ñett nit continuer di ànd ak moom bokk na ci Barthélémy Dias bokk na ci Bamba Fall bokk na ci le maire de Point E bi kii doon wax sànq Pala Samb c'est-à-dire am ñoo xam ne dañu ne ni quelle que soit la situation dañuy continuer ànd ak moom nañu dem ba jeex boo xoolee ñi continuer woon ànd ak ñoom ñëpp dañoo résister et même sur le plan politique tey au sein de Yewwi Askan Wi am nañu fa doole boo xam ne may na leen tey ñu jël rawatina sax mairie ba ñu yoroon ñu yem ba yore mairie ville dans les investitures coolee bari ñuy wax naan non Yewwi Askan Wi dañoo yéex a def seeni mbirum investiture moo tax ba ci yenn gox yi moo am ay forclusion ñii dañ leen a dindi ñii teguñu leen et cetera mais je disais que quel que soit Alpha Khalifa Babacar Sall mu ànd ak ay Ousmane Sonko ànd ak ay Déthié Fall ay Aïda Mbodj am na ñoo xam ne xam nañu nu ñuy investir nu ñuy tegee nit plutôt si investiture yi koo xamee ni liñ naan miser sur un cheval qui gagne ils ont misé
ñi ci ëpp sur des chevaux yoo xamee ni tey ñoom ñoo remporté la bataille. C'est le cas pour Dakar, c'est le cas pour Guédiawaye, c'est le cas pour Ziguinchor, c'est le cas pour yeneen localité. Ça veut dire donc moom tey moom mën na ne gongo. Travail accompli. Est-ce que damay léegi jébbal la ngay pour ndànk-ndànk sortir de la politique? Est-ce que danaan damay continuer parce que il me reste peut-être nu ma mën a lijjantee ba mu ci élection législative di ci élection présidentielle ñu teg également li nga xam ne ñoom ñooy suñu ñoñ. Aujourd'hui Khalifa Ababacar Sall quoi qu'on puisse dire dafay nekk un faiseur de roi au sein déjà de Yewwi Askan Wi comme ni ko Malick Gakou defee quoi qu'on puisse dire jéem na seet koo xamee ni jàpp na ni ñii su ma leen jàppalee ñu dem te tey ñooñu dem nañu. Donc c'est pas parce que nekkuma candidat pour élection législative wala présidentielle wala élection territoriale que je suis mort politiquement. Il y a ce qu'on appelle des faiseurs de roi. C'est valable aussi ci biir Benno Bokk Yaakaar mais Parti démocratique sénégalais il ne faut pas tuer li ñu koy waxee vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. PDS ils ont encore de beaux restes li ñu ko mën a waxee. C'est valable pour Bokk Gis Gis bu Pape Diop. C'est valable pour tous les partis que tu vois. Est-ce que AFP bu Moustapha Niasse va survivre après le départ de Moustapha Niasse qui annonçait par exemple que damay arrêter 2022 surtout ci lu jëm ci ay président Assemblée nationale mais à côté il y a un Alioune Sarr qui ci élection territoriale yi wane na boppam fu mu bokk ba jël raw gàddu gi ñu confirmer ko fi mu nekk dans sa localité est-ce que day jël le relais pour continuer il faut pas tuer tout le monde comme on dit c'est vrai que am na ñoo xam ne à la kulial dañu dem ci wàllu retraite politique mais li ci ëpp importance si ñoom mooy fexe ba former ay nit ñoo xamee ni après ñoom seen taxawaay ñooñu dañ mën a continuer à servir un peu de relais pour la suite. jaajëf le député du peuple. jaajëf moom. rendez-vous bi kon ci test. ci kanam tuuti incha allah waaw. 13h c'est Zik FM Birahim. waaw ba ci kanam incha allah baa ngi lay xaar. ok maam ayca ñu jàll si ñaareelu pàcc bi la jotaay xibaar tàggat yaram lay doon. aca mu ngoog yéen a ngi ci Zik FM Sen TV l'officiel seen matinal ngeen koy am altine ba àjjuma 6h30 la ñu koy tàmbali fas yéene dem ak yéen ba 8h30 wala 9h parfois borom jam city ak Dugar Pape Mante Mboup maa ngi laa nuyu. maa ngi laa fay. li koy tey. waaw tey rek weex bi da ngeen ko déggoo moom. waaw jàmm de lu ko waay jëndee moom jar na ko. ci la lépp xaj sax. billaay ci la lépp xaj. jàmm day weex. wallaay. moo tax bale jàmm. alhamdulilah naka waa jam ñaajo. waaw ñu ngi laa nuyu bu baax. foofu moom xëccoo amu fa. waaw foofu de dafa mel ne leer nañ. am nañu maire ba gagné. waaw kii nag di Moulay moo mujjee toogaat. waaw di ko félicité rek te di wax nag mu gën a jublu ci dëkk ba rek. waaw ci la bokk. yàlla baax na. ca Cameroun CAN bi la ñuy waxtaanee Guinée équatoriale moom mooy adversaire sunu gaynde. waaw léegi nag lépp leer na ngir nag lu jëm ci wàllum quart de finale ci Coupe d'Afrique des Nations Sénégal nag kon ci nag boobule quart de finale sax ni ki nag dimanche bu 19h jotee ci la fas yéene laale ak ñi di waa Guinée équatoriale foofu nag ca stade Ahmadou Ahidjo bu nekk foofu ca Yaoundé kon jàppal na sax ni ki démb seen nag entraînement kii di Ismaïla Sarr bokkoon na ci waaye nag Sadio Mané moom. dafa doon nag noppaliku gannaaw nag choc bu mu amoon ci digganteem ak gardien bu Cap-Vert ci leeral ñu ànd ci ak Soxna Fall. ñi ngi ko doon xaar bu baax Ismaïla Sarr entraîné na naka démb mën na am sax Aliou Cissé aligné ko ci quart de finale yi ni jongante naka dimanche 30 janvier sunu diggante ak Guinée équatoriale mi nga xam ne moo génnee Mali ci compétition bi Ismaïla Sarr bu nu ko dugalee ci terrain bi mën nañu xaar ci moom mu indi lu gën a gaaw ci football bi mën a may équipe nationale bu Sénégal tamit muy jëmale bal yi ci kanam ngir mën a dugal ay but Sadio Mané mi nga xam ne moom dafa gaañu woon ci match huitième de finale yi gannaaw choc bu doxoon ci digganteem ak gardien bu Cap-Vert bi tane na bu baax waaye naka entraînement bu démb bi dañu ko may mu noppalu ngir mu ñëwaat en forme bu weesoo loolu ñu ngi wéyal liggéey bi ci tanière bi quart de finale yi ñu ngi ci wàccaay gi ci ni mu gën a baaxee prochain adversaire bu gaynde yu Sénégal yi moom dafa jouer prolongation yi loolee mën a nekk avantage ci Sénégal mi nga xam ne ci kanamu Guinée équatoriale moom la ñu jox favori ba pare dina am benn bis bu mu noppalu ëppale ko. Soxna Fall kon nag lu jëm ci wàllum sax équipe nationale boobule Fodé Ballo-Touré moom nag dafa mel ni nag jeexal na ci CAN bi gannaaw nag
ba mu amee ab nag déchirure ci adducteurs yi kon nag moo war a toog ñetti semaine moo tax sax Sodé Balé Touré moom CAN bi daanaka moom jeexal na ci waaye nag gaynde Sénégal yi kon ni ki kon ëllëg ci àjjuma ji ci après-midi bi nag la ñu fas yéene jógee foofu ca Bafoussam ngir wëtali foofu ci Yaoundé bi nga xam ne la ñuy nag amale seen nag quart de finale boobule Sénégal Guinée équatoriale bi nag mooy ñetteelu yoon ñuy daje waaye nag mu nekk ñaareelu yoon ci phase finale Coupe d'Afrique des Nations bu ñu fàttali ko ci atum 2012 ak Sénégal mi nga xam ne nag dafa amoon nag ñetti défaite sax ci yooyu li nag Coupe d'Afrique bi nga amalee foofu ci Guinée équatoriale di fàttali mi bokkoon na ci défaitam Guinée ma ko daanoon ñaari ball ci benn waaye ci diggante bi nag ci éliminatoire CAN 2019 ñaari équipe yi jot nañ daje fii ci Ndakaaru Sénégal moo ko daanoon ñetti ball ci dara foofu nag ca Malabo Sénégal fekki ko daan ko benn ball ci dara kon ñu yaakaar ne tamit noonu la fas yéene waat demee rek ngir lu jëm ci wàllum quart de finale yi. ndax mën nga ñu yeggee kon programme quart de finale yi. waaw quart de finale yi kon nag lépp leer na xam nañ nag affiche complet jëm nag ci 33e édition Coupe d'Afrique des Nations Cameroun mi nga xam ne moo dalal boobu les compétition dina ci laale ak Gambie nga xam ne nag bi mooy seen première édition loolu nag samedi lay doon bu 16h jotee foofu ca Douala ba tey ci samedi gi 19h ca Douala tamit Burkina Faso moom dina fa laale ak Tunisie kon dimanche nag la ñu koy wëyal 16h Maroc moom dina ci laale ak Égypte boobu nag bokk na ci choc maghrébin bi ndaxte nag démb Égypte dafa daan Côte d'Ivoire ca teg dóor ya juróom ci ñeent temps réglementaire bi nag 0 but partout la ñu def Sénégal moom moo ci laale ak ñii di waa Guinée équatoriale bi nga xam ne démb moom dafa daan ñii di waa am Aigle yu Mali yi ca teg dóor juróom-ñaar ci juróom-benn temps réglementaire bi nag 0 but partout la ñu def Sénégal Guinée équatoriale kon dimanche la bu 19h jotee. dañuy dem sa Tivaouane ndax nee nañu maire Diagne Sy Mbengue gannaaw ba ñu ko gañee dafa gaare oto ne kon day nanguwaat ay pelouse maanaam la mu ko defoo teg gars yi dañoo mën a tooñ. en tout cas sama xarit laay daal Cheikh en tout cas xam nga vidéo yi nag dafa commencé woon circuler ñu gis benn oto boo xam ne dafa nag ñëw ngir récupérer waat lu jëm ci gazon synthétique yi mu leen joxoon ca nag stade municipal bu Tivaouane ay ndaw doon ci opposé wu moom nag ci noonu la def leeral génn nga wax ne daal loolu amul benn yoon loo xam ne lu am la ba tax na nag moom sax moo ngi daral xel yi di xam ne ni naam nekkatul maire foofu ci diwaanu Tivaouane waaye nag travaux lu jëm ci pause synthétique bi dinañ ko amal ñëw teewlu kii di maire Diagne Sy Mbengue le maire sortant ci micro Pierre Claver Pouy ak Mbaye Talxuma. entrepreneur bi nekkul sax Sénégal actuellement woo ma ni ma monsieur le maire gazon bi fiñ ko stocké conditions yi idéaluñu sécurité bi wóorul mais les conditions techniques ne sont pas optimales dama bëggoon nekkuma Sénégal mais yebal ñu ko récupérer am fuñ ma ko yóbbul foo xam ni gazon bi du yàqu du am benn jafe-jafe donc ñun loolu gisul ci woon benn xam nga loo jënd ba pare mënatoo ko récupérer loolu moo waral démb mu yónnee doon ko jël pour yóbbu ko comme ko doon stocké pour mu nekk dans des conditions optimales mais may wax waa Tivaouane ni leen gazon bi may naa ko Tivaouane pelouse bi may naa ko Tivaouane askanu Tivaouane ndaxte man su ma nekkul woon maire sax lépp lu ma mën ci def ko ci biir Tivaouane dama koy def gazon bi ma nga ci stade ba fa mu ne woon donc lii rek mooy li xew leneen xew donc leneen li ñuy waxtaan moo di mondial bu Qatar 2022 programme 15e journée bi zone Amérique du Sud. waaw kon nag jàppal ne kon tey la ñu koy door ci nag ci ngoon ci guddi gi 21h Équateur la ak Brésil mi nga xam ne jot naa qualifié ba noppi 23h nag Paraguay ak ñii di waa Uruguay la 0h15 minutes Chili moo ci dalal ñii di waa Argentine ëllëg nag la ñu koy wéyal ci àjjuma ji ci diggante Colombie ak Pérou loolu 21h la 22h Venezuela dina ci laale ak ñii di waa Bolivie kon le grand-père fii la ñu nar képp xibaar tàkk yaram kii kay nuyul ma sa taximan bi nu mu tudd. waaw Moustapha Diouf waaw bëri nañ say xarit nag. waaw Moustapha Diouf moom franchement parler waaw def na nag geste bu rafet boo xam ne touché na ma lool di ko jaajëfal bu baax a baax di wax rek Sénégal waaw rafet dal moom solo. na rafet rek ayca tonton Lamine Fall sam papa la mi ngi nekk sa xombol daf ñuy seetaan moom. ndeysaan macha allah sam papa ju baax démb déggante nañu téléphone. jaajëf ak Ibrahima Camara moo nekkoon maire bu Rufisque Nord Ibrahima Camara moom it. ndeysaan àdduna noonu la solo àdduna noonu la. ñun lañ tàmm ci fajar gi. na jëf ci rafet rek. ayca na rafet rek. ayca Pape Mante moom di ngeen a ndax moom ci kanam tuuti. si suba teel incha allah ci lépp lu soxal wàllum kaan bi waaye également suñu jotaay xibaar ci Zik FM ak Sen TV moom na mel ni nag dañuy jàll ci pàcc mujj bi ànd Cheikh Mantoulaye ci bundoo lii yéen a kaay xëy fësal. dikkati naa golo bay baa bu dundee lii dee nar a am te
Médina ak ca diwaanu Tëngéej Tribune yéene kaay ne ma local 2022 laa lay tegal nii ay menace nag moo am ci ndam li nga xam ni gëm sa bopp am na ko ci Ndakaaru gii yéene kaayub des médias bi ne ma ca Médina leer na ni Bamba Fall moo am ndam daal di daan Cheikh Ba waaye nag ñi ngi def seen kéemtalaay kattan ngir wëlbati victoire ba ndam la nag ñu bëgg koo jébbal Cheikh Ba gëm sa bopp ne du fi amee gaa yu Bougane Gueye Dany yi ne diwaanu Tëngéej ji looloo fa nar a am sa Rufisque Nord am na ñaari bureau de vote yoo xam ne dañ leen fas yéene sànk annulé wot ba foofee ngir jébbal nag ndam la Ismaïla Madior Fall laaj bi sampute 24 heures yéene kaay samp ko mooy ndax Macky Sall nag pexeem du éliminer nag Bougane Gueye Dany Sud Quotidien mel ni ku naan kon opposition bi de ak fi réew mi toll barigo ci mbartal la buux mu dem ñàkk puus mu dem seen yaram tàng na moo taxit may ñu Macky Sall dara ña ngay xëccoog moom nag fa mu gën a méttee di ko yekk naka tembe ci jafe-jafey askan wi jaaree ko ci politique am waaye tam ci dund ak ñoŋalu askan wi libération yéene kaay ne ma commune bu Touba moom la fa am mar day taali bulletin blanc yi ñoo fa am ndam fanweer ak juróom-ñeenti junni ak lu teg mooy bulletin blanc